dégg na lu ñuy ñaxtu jéem nañu sa recruter ci ñoom 70%. am na nag beneen liste bu des ñoom sax mujj nañ leen def liste d'attente waaye daal fàttewuñu leen. Alors nous avons une attention particulière, nous avons fait des points bonus pour eux et s'il y a encore des désistements comme nous avions fait, ils sont sur les listes d'attente. ñu rek des ci wàllu woowu ak jëriñ gi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu njàng mi nga xamante ni nag mi ngi doon amal tey ji wuraanu ci école yi ginnaaw ba ubbite école bi amee niki tey ji waaye nag la ca gën a fës moo di ca foofee ca CEM bu Hann Bel-Air gone ya nga xam ne ba école tëjee dañoo defoon naka sudul noonu nag ñëw nañ ba ci moom daal di ko jéggalu muy ay njéggal yoo xamante ni daal dina leen ko nangul dañ ci ànd ak Tidiane Diallo. ci ubbite école yi élèves yi nekk ca collège Hann profité nañu ci kanamu ministre bu ngir baalu ak ginnaaw événement yu amoon ci fin d'année bi bu ñu xottee seen cahier ak blouse yi te ñu bari doon ko ñaaw. ñu ngi jéggalu bu baax ci li xewoon le 14 juillet 2021 jour bi nga xamante ne ci lañ xotti suñu cahier yàq suñu classe dëggati suñu blouse xam nañ bu baax li ñu def te xam nañ ni lu baaxul te ñu ngi jéggalu bu baax ci li fi xewoon. kilifa yi ñoom nee nañu baal nañu leen ak. En tout cas ñun comme présenté nañu seen excuse bu pare excuse bi pour toute la communauté éducative donc mun naa wax ne comme ni ñu wax ci français il faut avouer à moitié pardonner baal nañu leen inspecteur d'académie baal na leen le principal aussi baal na leen waaye message pour Sénégal yëpp la li xewoon fii mais xewoon na aussi feneen mais di wax ne rek nañu moytu internet. ministre bi di xamle cours yi nag tàmbali na fépp ci réew mi. wax ci waa CUSEMS ñi nga xamante ni nag ñoom daal dinañu daanaka tàmbalee yëglu ndaxte kat nit ki rek suba ci aljuma ji dinañu nag daal di rek artu jébbal seen bataaxalu artu ci ab grève yoo xamante ni war nañ ci dem looloo war a ñu dajeek taskatu xibaar yi ni ki tey ji ci suba di sàkku nag la ñu xaatimoon déggoog nguur gi ñetti at ak juróom benn weer a ngi nii ñu daal di ko doxal dañ ci ànd ak Sadio Abibou Ka. soo moyul année scolaire bu bëri coow lañ nar a jànkonte waat CUSEMS di ñaaxaat état du Sénégal ngir rek mu respecter engagement yi accord yi nga xamante ne signé nañ ko ay at a ngi nii. ñaari at ñu toog kenn dégguñu grève ñu lu ñu neex ak lu ñu naqari kenn xamu ko ñu nekk ci école bi am ay résultats nguur gi xaar ba mu des une semaine mu ne day woote monitoring ñu ne ko monitoring boobu wees na lu ñuy xaar tey mooy nga def ay actes yu concret ndax toog nañu ñetti at ak juróom benni weer du ñu signé accord yi ba tey accord bu ñu ko signé day jeexal grève day jeexal conflit waaye Sénégal boo signé accord xeex bi foofu lay tàmbalee ndax nguur gi lu ko jënd du ko def. ñoom dañoo jàpp ne état xamul li nga xamante ne moom mooy priorité. ñu ngi ci dem ci élection bu élection amee mais nit ñi talatuñu dara ci réew mi boo demee ci bureau yi doo gis kenn ñëpp a ngi dem d'ailleurs commencé nañ ko campagne bi commencé na. moo tax ñun ñu ne duñ fi nekk di xaar nit ñi di dem campagne ba at bi jeexaat loolu mënut a ne nguur gi li ko soxal li mu bëgg a def mu ngi koy def njàng mi nag mbirum réew mi la njàng mooy soxali réew. ginnaaw at bu ne ñu amal yi les revendications te du mujjee am benn saafara CUSEMS di xamal ne niki ni ajuma gii dina rek déposer benn préavis de grève. alaaji gone ya defoon jombale ca Hann Bel-Air daal dinañu jéggalu. mu nekk geste bu noble parce que kilifa yi la fait ñu jéggal leen xale yi itam jéggalu parce que jàngal nañu xale yi ay leçons de morale modestie reconnaître sa ay njuumte ndax ñoom yu fi xale la ñu def alors man bokk naa ci ñu doon prôné ñu sanctionné leen mais sanction daf lii doy na sanction parce que kenn ku ne def sanction dafa am ay méthodes yu bokkul ay façons yu bokkul déjà nga permettre nit ki publiquement mu nangu ni juum na baalu la jox nga ko ay leçons de morale yu am solo nga nangu ko baal ko itam dootuñu ko defaat amul xeex amul xëccoo amul xuloo mais ci kàddu ministre bi daf fi am lu ci xaw a tey sama xel lu ma poser ay questions. muy lan. ci jàngalekatu passerelle yooyu. parce que nee na juróomi téeméer lañu ak nangam. programme bi tax ñu doon jàngale ci l'école yi. ay ONG ñoo ko financé woon. contrat bi mais fu ñu ko jaarale. ministère de l'éducation nationale. yan école la ñu doon jàngale école sénégalaise. ban programme ministère de l'éducation nationale léegi élèves yi ñu doon jàngal par exemple bu fekkee fukki junni élèves lañ ñooñu seen contrat jeex na yan jàngalekat ñuy continuer di leen jàngal wala ñoom est-ce que mën nañoo supporter benn programme bu yokk su dooleem suñu njàng ba noppi contrat boobu jeex ñu bàyyi ko mu gasax taxawul benn ñaareel bi ci des ba tey ci ñooñu bu fekkee téeméer boo jël def nañu njàmbaarte
c'est à féliciter quand même jël nañ ci lu mat juróom-ñaar fukk mu des fanweer yu nekk liste d'attente mun nañu nangu loolu mais ñoom dañu diggoon Sénégalais yi di ren daañu jël juróomi junni jàngalekat xanaa kay kenn gën tey yellu dem jàngale ji ki nga xamante ni bi jàngale na ay at ba am ci expérience léegi nag dañu wax programme boobu ñu financé woon ndax ñoom ay école yu amul Sénégal wala école yi ne ci kaw diggante asamaan ak suuf lañu doon jàngale wala ci programme mu ministère de l'éducation nationale la ñu doon jàngale. bu fekkee noonu la demee moom ma xam ni seenu càggante feeñaat na encore une fois. Abdoulaye Mbow kon mu mel ni coowal enseignant classe passerelle yi war na doon mbir moo xam ne war nañ ko gën a càmbaraat. waaw war nañ ko gën a mën a càmbaraat parce que itam defe naa ni système éducatif bi soxla na ñi nga xam ne am nañu xam-xam déjà si li nga xam moo di façon njàngale ak ni ñuy njàngale defe naa ni ñooñu waruñu leen beddi parce que itam dafa am secteur yoo xam ne c'est des secteur yu fragile la secteur névralgique la la koy yëngal dafay gaaw ba tax na man damay jàpp ni sax waratuñu mën a dugal si secteur yooyu nit pour benn diir ba pare na la mën ngaa dem toogi la fay dugal rek na wóor parce que itam mu nekk dugg goo xam ne c'est dans la pérennité maanaam loo xam ne dafay wëy ñu war ko mën a wëyal mais lu am solo mooy war ñu mën a trouver solution bi nga xam ne mooy solution bi gën te solution bi gën nag mooy ñooñu daal ñu bañ leen beddi si li nga xam ne moo di système d'enseignement bi nga may ma wax li effectivement ni war nañoo delloo Tampasan Mansour inspectrice d'académie bi nga xam ne moo njëkk a bañ dàq boobu waaw parce que man bokk naa si ñoo nga xam ne dama doon prôné bañ a dàq bi parce que ñu bari jaar nañu si li nga xam ne moo di mbir moomu waaye nag nañu gën a mettre les symboles de la République devant ba nga xam ne ka nekk si daara diggu dóom bi dina mën a xam effectivement lan moo di cër instruction civique ba ñu daan jàng nañ ko andi ni ndaw yi gën leen tàggat si li nga xam ne moo di comportement bi nga xam ne war nañu ko am seen kanamu maître si biir école ba si biir mbedd ba ak fépp fu ñu mën a déplacé wu parce que itam ñu njëkkoon tàggat nañ leen si loolu ba nga xam ne amoon nañu cër boo xam ne dañ ko doon doxee par rapport au respect des symboles de la République. tey ji lu toll ci juróom-benni junni ak téeméeri gone daal dinañ leen jëlee ci mbedd mi ñii ñu yóbbu leen ci ay centre d'accueil ñii ñu yóbbu leen nag ci fi nga xamante ne moo di ci ay daara mu nekk mbir moo xam ne tax na ba ay daara yoo xamante ni sélectionné leen ak centre yooyu daal di lañ leen jébal lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar ngir ñu mën a taxaw yooyee xale am na ci tamit ñoo xamante ni daal dinañ leen delloo seeni njaboot dañ ci ànd ak ajaratu way Ñinga génne xale yi ci mbedd mi dugalaat leen ci yeneen i bërëb secrétaire général bu ministre de la femme indi ci ay xayma toll ni ci juróom benn junni ak juróomi téeméer li ci ëpp delloo nañ lañ seeni kër. xale yooyu le ñu ngi leen di def ci ay centre d'accueil wala ay daara yu ñu tànn. daara yi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu pour jàngal xale yi alxuraan ak diine ba pare di wàccoog seen ak seen yelleef ci wàllu kaaraange ci loolu ñu mobiliser lu ëpp téeméeri million ak fukk gunge ci jàppale ci lu ëpp ñaari téeméeri daara ak fukk ak juróom. ci xale yi mu laal ëpp nañ lu ci fukki junni di dem. maam góor dellu si ci li des ngir xale bi gën a xam ak yelleefam. maanaam benn dañuy continuer di génn xale yi ci mbedd yi parce que mbedd du seen kër du seen place mais xale ñu gunge leen ba ñu dellu ci seen dëkk yi ak seen gox ak goxaan yi pour ñu mun a jàng foofu ba wàcc mais tam dafa leen formation. acteurs yi yëpp daje tey sabab bi moo di jox xale gëdd bi mu war a am ci biir askan wi bañ a salfaañe ak yelleefam. jaajëf ajaratu Aïcha Ñing ñu wax ci wàllu politique ak élection locale yi nga xam ne moom la ñu daal di dëgmal nag gis nañ ni ci fii di APR ñu bëri daal di nañu nag rëcc nar a demal seen bopp ci élection locale yooyu ku ci mel ni Mary Teuw Niane Mame Mbaye Niang wala sax Adama Faye moomee daal dina sax nag déposé li nga xamante ni daal dina sax taxawal ab coalition boo xamante ni moom la nar a demee ci yooyee local moom mu jàpp ne choc lii di rek ambition yi ñu ngi ko war a régler ci base yi ñu teewlu ko ci. am na ay weer ci gannaaw waxoon naa sama waa parti waa APR wala waa Benno ne leen buñ ma tànnulee si élection ñuy dem buñ ma deful tëdd liste incha allahu dinaa def dinaa teg sama liste pour dem si élection yi municipales yi ndax defoon nañ ma ko 2014 du ma nangu ñu def ma ko 2022 te nag doomu aadama da nga war a respecter sa parole beneen affaire bi fi nekk mooy toog di xaar jëmale fu kenn xamul pour ñuy tànn fekk ñoom tànn nañ ba pare te instant bu ñu la ko waxee fekk mu trop tard mu bett la ba doo xam looy def loolu man nekkuma si loolu moo tax ñu créé suñu coalition tuddee ko defar sa gox coalition bi nag dañ ko yaatal ci Sénégal gi yëpp mën nañ comprendre njiitu réew mi xëy na mu am problème pour tànn ndax candidat yi bu ñu bëree le choc des ambitions phénomène bu normal la bu naturel la mais problème boobu kenn du ko réglé ci kaw dañ koy réglé ci base ci doomu aadama am bëgg-bëggam am fañ-fañam dama bëgg nekk candidat pour maire loolu ak yelleefu doomu aadama la.
doxalinu Adama Faye bi nag nekkul dara lu dul génne boppam ci APR te kenn defu ko bu ñu sukkandikoo ci camarade de parti bi di Lassana Badiane moom Lass daal di jàpp rek ni moom nga xam ne responsable politique la foofee ca Grand Yoff gis na ni li Adama Faye def dafay daal di nasaxal APR ñu teewlu ko ci. Adama Faye dafa dàqalu boppam déjà APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar parce que moom lañ fi gis guléet mu génn ci presse bi xaxar fi président saaga ko wax ko lu ko neex te dara fekk ko ci maintenant acte bii mu posé dem déposé candidature am mooy prolongement séparatisme bi nga xam ne ber gi mu ber langam parce que am na ay problème man du ma wax gorom mais président de la République faute bi président Macky Sall la parce que président Macky Sall moom moo tax Adama Faye mel nii mu mel te li Adama Faye def sunu camarade Cheikh Bakhoum def na ko yaa moins d'une semaine toog conférence de presse les leaders yëpp ñi ngi ci ginnaawam dañ koo jiital alors que loolu ay kàcc na amul. ci lu jëm ci wàllu rek coalition yi nga xam ne nag da ñeel na lii di élection locale yi tañ daal leen di taxawal nag gis nañ ni jamono ji lu ci bëri mi ngay nag daal di nasax muy ci nguur gi comme ci rek opposition bi waaye nag nekkul ab mbetteel bu ñu sukkandikoo ci Abdou Khadre Sanogo moom nag jàpp na ni xeetu élection yi ñu jëm moo ko laaj dañ ciy ànd ak Younousa Baldé